tout littéraire dama lay kil duma kuy téeméer sooy wàññi ñi ma ray tàmbalee téeméer genn di tim yàpp mukki di lekk na jox ma bit waaye ma def ko li deeseen wow sama gis gi na sooli te xooluma fii yëpp jéggi na seen ma bët lu jot a dégg jotul lenn lu dul seen ñaamu bët lu jóge fu sooli jéggi na frontière dal ci seeni ëpp lu jóge fu sooli jéggi na frontière dal ci seeni fii si Galsen waa ma kuma gën a haay ma négga boo ko déggee ne ko waaw kumba yes fii si Galsen waa ma kuma gën a haay ma négga boo ko déggee ne ko waaw kumba yes dafa leer bi moom sa zone ma négga dafa leer bi moom sa zone ma négga yes dafa leer bi moom sa zone ma négga yow 2010 nga ko am ba sa biir King FM yes salaamaaleykum est-ce que moo ngi cool yep Balan kokoy Ibn Ziaza borom PA dafa leer yes wuu balen yeah okay you know yes yeah ay ca joomu loxo nañ dem noo amu leen luñ ci xaar ñuy def dëgg booy ñuy gem ñuy jobu leen ñooy laaj paar dem ba may doo dañ ma doom re sama jobu tey mooma góoreel alxamla fu ñu jógee amu leen lu may daj duñu toogee nekk lu ñuy wax yëpp dégg naa balaa ñoo kom booy yegg naa neel mais bu ma fàtt si ñaan yan maat fokk yu ma yi ñaane sama good life lañ ma bëgg a xaañ sama liggéey nday laay sukku añ ñi ci mënu rek ñoo ci këpp suuf ne leen dama nekk ba mandi naan sama life laay hésité bil bi nga laay médité kil noonu lu may hésité full mani pas la mérité no baga business mani sama illness dem ñu dégg ñu fii benn noonu di fi jubilé ni nga li ma gëm rek laay def ni nga li ma gëm rek laay def ni nga li ma gëm rek laay def boy ni nga li ma gëm rek laay def ni nga li ma gëm rek laay def yes ni nga li ma gëm rek laay def yes ni nga li ma gëm rek laay def yeah ñi ma gën a jege ñoo ma njëkk daaw dañ dugal bopp ra ci laami dañ foogoon ni nga booy duuma raaw dëkku ñaan yëpp ne leen ami xeb li may jox ngir bañ a luus lu mu lënaloon booy naa ko xuus xam-xam arme la lu may teex pour ma ñàkk booy foog di nga siit guma tëx lu noo bañ a dëgg yaay bul tiit dara dinañ yegg gëm-gëm rek moo ma tere dee rabbi fay mani ba ñu audité from zero to hello sis fay di ñeeloo fëgg dënd bi hello jobbal sama mère génn géeloo bëgg nga ma fay sotti essence jëlal sa temps ànd ak aisance def nu mu wane bul tenter chance am na ñu fi bëggul gis sama présence yim na mën a rap nega tu xale kat gaat nega tu yóbbu seeni fii solo huha keneen ku du man nega junga li nga li ma gëm rek laay def wali li ma gëm rek laay def defal li nga gëm man li nga li ma gëm rek laay def li nga li ma gëm rek laay def li nga li ma gëm rek laay def ni nga li ma gëm rek laay def ni nga li ma gëm rek laay def yeah man kot man dong wéet fi ma nekk ñu fi fan ci morgue génn ci lëndëm dugg ci leer pare tatoué samay naakaar fii kenn gëmul kenn te ko gis ni nga booy yàlla rek la yaakaar def li ma war a def laata ma tey ni nga kof sew booy samay bàkkaar yëpp ni nga li ma gëm rek laay def te seen abi ni nga booy teekoo ak may lever la tracé sama yoon kenn du fi wet lépp du fa jug boppu teen ci kaw bëti fi sa noonu naw kenn du fi sëgg ne ba éba dëkku samay choix lépp samay nelaw nii blanche ne t'en fais pas bis ma dee fay ko ñi fi mu de juddu ñooy njëkkante amuñ avenir ñeme njëkkante bokkuñ benn gétt duñu mbëkkante foog top ni nga booy du ma yenante amazon de pour la doogu mës a dégg ñëpp général lañu amee mexicano bi kil ma nangu tane ndax seetlu naa ni kon bi yaa jëlo confortable sax bi Ferrari ne nga duma dem wax nga dëgg mais te daatal nelaw booy da ngay génn ñii di xaar sama dee dañuy fàtte ndax dama immortel mel ni Père Noël bugulu ma ni nga lu may wàññi dund lu ma bro lu may xàññi dafa leer lu fi dee naa fi am wala na maa ngeeg wët sëgu tànn ni nga li ma gëm rek laay def ñu def ni nga li ma gëm rek laay def aja ni nga li ma gëm rek laay def ni nga li ma gëm rek laay def yes ay Ibn Ziaza mu mel ni déjà xam nga waa kër gi yëpp waaw maa ngi gis ngay wax ak tey dama kontaan quoi dama fi fekk koo xam ni ñoo bokkandoo benn classe loolu moom kan ci ay ñoom Pape Jean Pape Jean non Adja ok Adja
ça fait plaisir en tout cas gis naa ne yaa ngi sa kër donc bienvenue ci King FM. di présenté waat Ibn Ziaza. tey da nga am événement PA. incha allah bëggoon naa nga wax tuuti gars yi on a 2 minutes balaa ñuy def li nga xamante ne mooy information yi. nga jox gars yi vite fait sa ID sa carte d'identité gars yi kan mooy Ibn Ziaza. man la Ibn Ziaza from PA juddoo fa màggee fa xam nga ba nii voilà ñëwoon tey di présenter aussi suñu album dafa leer bi xam nga di am contentement bu rëy xam nga ñëw tey partager ak yéen plateau bi ñoom Pape Jean xam nga yow sama grand sama Adja ndeysaan du tey quoi. man di wax gars yi rek xam nga tey am nañ benn concert boo xam ne mooy suñu présentation wu album dafa leer bi en live bu ñu bëgg a jouer tey au PA quoi incha allah. d'accord lu fa gëjoon am la xam nga tey jii nag gars yëpp teel a ñëw 21h. incha allah balaa 2h du mat ku ne ñibbi waat sa gàlle. ok ñu def concert boo xam ne son et lumière la. loolu c'est promis. All right donc Ibn Ziaza fi ñu nekk nii album bi ça fait à peu près bientôt 1 an mu génn. ñu gis ne ça a vachement marché gars yi xam la un peu partout ci temps bi nga ñëw installé wu bu baax ci game bi. mu nekk vraiment un grand plaisir. Il est 14h30 on est obligé de laisser place à l'information sur King FM. mais day gaaw ça va être 5 minutes c'est un flash de 5 minutes. t'inquiète et puis ñu dellu si tout de suite continuer li nga xamante ne mooy suñu live. inchallah yéen a ngi en direct ak Ibn Ziaza. juddoo ci banlieue fi ñuy xoolee bëtu yabeel bëtu xeebeel bëtu ñàkk ñoom ñoo ma defar a swear but soxlawul seet fu sori pour gis woon artistique woon talent ak fit woon self-made ak doylu te jóg liggéey ba dee xalil sa yoon mu leer bul taal sa torche bàyyil barab bi fay nga taal sa bopp à part weer bu dee concurrencé wu ma kenn à part yaay di bekk ku ma dundul ma dee la album bi comme Mandela def naa ci sama histoire bu dee mës naa la wayloo yuuxuloo la fasal yéene jënd defal geste jënd raar na may na law ça c'est son premier single mu ngi tudd Baby Girl di ko jox Adja spécialement de la part de Ibn Ziaza pour toi en direct. Voilà. Et ça est un artiste avec beaucoup de talent. waa PA am ngeen tey xew bu mag a mag a mag. Allez, tout de suite place à la rédaction de King FM en compagnie de Serigne Saliou Seck kooku moo leen nar a tënkal li nga xamante ne mooy xibaar yi ci kàllaama nasaraan ak Kocc ñu ngi dellu si juste après continuer suñu live au www.kingfm.sn bi nga xamante ne mooy Ibn Ziaza ñu waxtaanee tout de suite li nga xamante ne mooy ses projets ak ki nga xamante ne mooy artiste bi. alors Ibn de retour. waaw. ñu ngi jéggalu ci xibaar yi. si la bokk. voilà exactement. ay xam nu temps bi demee. exactement. alors Ibn dama bëggoon ñu ñëwaat tuuti ci sa parcours. on sait que tu es un artiste de PA ni ma ko doon waxee sànq génnee nga benn album boo xamante ne vraiment marqué na game bi. ma bëggoon un peu nga expliquer ñu sa parcours fan nga tàmbalee hip hop. ak nu mu demee ba nga xamante ne yow yaa ngi représenté PA. ak li nga xamante ne mooy say objectif ci hip hop bi. voilà comme ni nga ko waxee avant tout ay mélomane la ñu woon quoi. daan suivre hip hop ci di déglu ñëpp quoi. sànq Adja ba muy ñëw moom may tooñ naan ma lii da nga ko yàgg bëgg classe laa yàggoon a toog di bindantu comme nu ko gars yi di télécharger beat. xam nga en 2014. man fin 2014 sax laa commencé boo xoolee di rap quoi c'est comprendre. ok noonu lañ ko tàmbalee
ma commencé woon benn featuring ak ay boy yu nekkoon sama koñ. benn crew bu tuddoon AMP Squad. noonu laa kii woon ma pare nekk samay di bind amoon fuggu bi nag quoi. dama daan génne presque chaque semaine. benn son di ko sànni si net bi comme ni ko jeunes yëpp di débuter di def. xam nga ma koy sànni chaque jour léegi ba dem ba fin 2015 ba dem ba 2015 ma génne woon benn mixtape quoi bu tuddoon First Step. First Step bi 8 titres la woon 4 yi solo la woon 4 yi dama ci defoon featuring. Diablo Alienzik bokkoon ci. Edmo bokkoon ci. Mugli le choriste de Daara ji. maa ngi koy bigg mooy France instant bi xam nga ak aussi sañ wax fi benn underground la bu nekk PA finaliste Flow Up. d'accord bu kii bi voilà noonu la defoon après may génne ay série de vidéos. pour mën a mayaale temps sama bopp joobaale sama projet bii nii tey ma génne en 2019. d'accord voilà. daan tëgg aussi itam chaque année. chaque année damay tëgg chaque année da ngay tëgg. alors le fait que album bi nga génnee ko dafa leer mu nekk loo xamante ne quasiment public bi ñëpp nangu nañ ko. sa naataango rappeur itam kiife ko. naka la def et puis comment tu trouves que ton album est en train de vivre est-ce que tu es assez satisfait de retour yi wala nan nga gisee pour l'instant un peu album bi. waaw sant yàlla ndax moo taxoon ñu tëju woon di job quoi. maa ngi koy wax jour benn dama daan toog samay morom di génnee. ñu ne la kii génnee na mais man xamoon naa man carrément li ma denc. bugguma mu doon loo xam ni day doon yàpp xaj. xam nga yàpp xaj day boo bari na gars yi bari dañuy génnee son da nga koy dégg mais semaine bi si topp après dañ koy zappé wëli leneen quoi. mais voilà noonu la demee. man jéemu moon job loolu quoi maa ngi doon job loo xam ni muy côté musicalité muy côté technique muy flow muy lépp. côté bit yi xam nga loolu lépp maa ngi ko doon jéem a lijjanti nga xam ni ku déglu samay son. boo toogoon sax déglu zappé ma teg keneen di nga toogaat tag delluwaat ci son ba loolu laa nekkoon donc ko job sama album mu am couleur. xam nga mag mën ko déglu xale mën ko déglu xam nga génération bu nekk quoi mu touché ko loolu laa ci doon yootu voilà. très bien en tout cas single bi nga xamante ne moom la ñu doon déglu sànq mu di Baby Girl man au tout début dama foogoon ne R&B man nga mais je me suis rendu compte bi ma déglu album bi que tu rappais nga am deux facettes yooyu est-ce que c'est un choix personnel wala da nga bëggoon am un petit plus wala est-ce que c'est le fait que sa voix te permet de travailler naviguer ci deux univers yi lu waral nga léeg-léeg ngay way léeg-léeg ngay hip hop suñu arab bi ma jàngee alxuraan dama jël du benn du ñaar te daara la li ma lay wax 2 étages la dama jël du benn du ñaar concours tajwid waaw jël naa ko bataille foofu noonu xam nga am naa voix bi benn en plus tamit bugguma nekk koo xam ni benn rappeur bugguma nekk rappeur quoi. pourquoi ma ni bugguma nekk rappeur artiste laa bëgg a ne dafa am ñoo xam ni artiste mooy ki nga xam ne tey loo ko laal ci lépp. da ciy génn quoi. mais rappeur bi mooy ki nga xam ne saa su ne day tëju. rang yuuxu après nga noppi loolu bugguma tëj sam bopp quoi ci loolu. tout à fait moo tax touche yëpp dama koy laal. incha allah te xam naa di ngeen gis yeneen bagage yu bees si man incha allah. gis naa nga génne tam quelques single à la veille de ton événement. Est-ce que c'est pour may ko fancy wala c'est toujours ci continuité li nga xamante ne mooy say projet parce que gis naa Dénkaane c'est sorti il y a 2 jours. am na beneen bi nga xamante ne mooy. waaw exactement Mbaye bi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces 2 sons qui sont d'ailleurs très différents ak vidéo yu vraiment très nice quoi. loolu lépp si promo wu album bi la bokk quoi te ba léegi des na. denc nañ yeneen vidéo yoo xam ne tourné nañ ko bu yàgg ñoo ngi koy dinañ gis quoi incha allah ndaxte album bi dañu pare bañ ne dañuy def album bañ ne dañuy teg projet album. la ñu pare lépp quoi. muy côté vidéo muy côté spectacle muy côté leneen ak leneen si yaa ngi comprendre. loolu lépp dañ ko pare teg ko pour ànd ak mu bañ a doon loo xam ne dañ koy génne nii te du am suivi quoi. si yaa ngi comprendre. kon loolu lépp pour promouvoir album bi la aussi tam pour promouvoir tamit concert bu ñuy waaj a teg aussi may ko public boo xam ne moo ñu yàgg wuyu si depuis début bi. xam nga ba léegi te musuñu leen may. concert boo xam ne ñoom ñëpp maire yi paa yi dinañ mën a ñëw taxaw xam nga seetaan si seen doom xam nga ñoo xam ni daan nañ ma gis ni di yabal seen doom yi ñuy dem ci box yi ñëw ñu fay seen xaalis ni lii bii pas opportunité la man seen doom ma taxaw xam nga ñuy way sama yaay gis ma en live nii aussi tamit nice. Voilà noonu la demee quoi. Super mais gis naa ne PA c'est quelque chose qui compte énormément pour toi. Peut-être pour ñi xamul PA mooy parcelle. donc fi ñu nekk nii am na ay rappeurs yu nekk PA mais fi ñu nekk nii vraiment tu as la côte foofu. Est-ce que c'est ton premier concert bi nga xamante ne moom ngay defal PA et puis est-ce que c'est pour peut-être ce showcase boo xamante ne da ngay présenter sa album au grand public.
voilà défi la quoi aussi tamit. Bii mooy sama premier concert boo xam ne maa ngi koy teg pied. ok yàgguma ci game bi yàgg naa ci quoi. même bu doon 2 fan sax ñaari jours sax yàgg nga quoi. waaw mais yàgguma ci yàgg naa ci man juste que ni te may béggee aussi tamit à travers émission bu ñu defoon fële. RFM waaw. la ma préfet bi dégg mu ne ma déglu naa la looloo gën a tax mu may ma sax si tali bi. super mais tali boobu kenn daawu koon maye quoi. d'accord tali la ma may mais gars yi dañoo interdit léegi di maye gars yi si tali bi te tali bu séparé ñaari unité la. ok c'est comment comme bëgg nañ loo xam ne visibilité la. boo taxee unité 22 da ngay seen concert bi unité 8 da ngay seen concert bi 13 da nga koy seen 14. ok kon 4 unités yu ko sekk yëpp tey foo taxaw di nga gis si digg bi quoi voilà léegi ma koy béggee bu baax a baax ndax à travers l'émission boobu noonu la ma déglu. ci Real One voilà Real One bi la déglu carrément xam nga like lu ñuy def mu ne ma may naa la ko sans problème quoi yaa comprendre. super gaa yaa ngi instant bii nii di monter bagage yi xam nga di ko lii. mu doon premier concert boo xam ne maa ngi koy teg plein air boo xam ne dama ko war a maye ak boo xam ne maa ngi koy njëkk a teg aussi tamit parcelle. d'accord ndax lu fa gëjoon a am la. lu fa gëjoon a am la. tout à fait donc ñuy remercier bu baax monsieur le préfet. ci commissaire balaa maa mere. ak le commissaire de pied. super donc autorité yi ça fait plaisir ñuy jàppale li nga xamante ne mooy cultures urbaines yi. et donc ça veut dire que ton projet quand même est assez viable et puis solide. gars yi mun ngeen dugg ci live bi il y a toujours le numéro pour participer c'est au 88 628 99 90 mais également de très belles images mun ngeen seetaan en direct streaming live bi ci suñu www.kingfm.sn 14h45 ñu jéem a laalaat beneen son. concert fii lay tàmbalee quoi. Exactement. Exactement, c'est en live and direct avec Mr. Ibn Ziaza. Yes. Alors titre bi mooy Dénkaane. Yeah. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu titre bi lan moo la ci inspiré il a l'air très dramatique. Est-ce que dafa am lu la. temps maa ngi gis site yu bari ak vidéo bi nu mu génnee ñoo ngi may tapel benn étiquette nee nañ léegi franc-maçon la. léegi war naa am xaalis de kon. au fait son bi comme li ma wax sànq rek ci album bi quoi album bi lépp kii la. album bi lépp boo xoolee vécu la quoi. yaa ngi comprendre. vécu mooy lan li nga xam ne dund naa ko ak loo xam ne dama koy gis ak sama entourage quoi yaa ngi comprendre. loolu laa jël tey nettali ko ci sama album de 16 titres bi. dénkaane bi pour lan la am naa sama benn copain Keuz boo xam ne sama gain la. tout comme yow ni nga amee sa copain keneen ak keneen ñi ñuy déglu ku ci ne am nga sa gain Keuz boo xam ni am ngeen ay projet am ngeen ay projet tey di ngeen toog ne booy suñu màggee de bëgg nañ defal li sama yaay bëgg nañ lii wak laa man ni tey jii nag bu ma demoon exemple ba dara daloon ma xam nga mën na ma dal tout comme moom mu dal ko mais ma ni ko bu ma demoon ba dara dal ma tey est-ce que bu ma mébét ci maamoon sama yaay yow di nga ma ko defal est-ce que tey bu ma demoon ba nekkatuma fii tey samay rakk di nga ma leen xoolal est-ce que di nga ma tuddee doom di ma ko xoolee est-ce que di nga dem sama bàmmeel di ma ñaanal ndax yàlla mën ma baal quoi yaa ngi comprendre di ko fàttali que ni bis saa su ne ñooy àndandoo bis bu ne ñooy nekk di dem mais dina am bis boo xam ne kenn si ñun mooy dem kenn ki du gunge morom bi. loolu juste rek pour benn rappel la xam nga boo xam ni carrément dafa baax aussi tam ñuy fàttaliku yenn bis yi quoi voilà. tout à fait alors ñi nga xamante ne ñooy rappeurs yi nekk PA. naka la ñu xawee am accueillir sa album est-ce que gis nga tuuti gars yi nga am ay retour ci ñoom. et puis yow ce positionnement par rapport ak old school yi ak new school yi c'est quoi exactement ton positionnement tey ci game bi. waaw surtout new school bi respect quoi. gars yi ñoom lu may teg ñoo si njëkk. lu may teg ñoom ñoo si njëkk quoi te tey boo ñëwee sama concert di nga leen fa fekk jarul sax may wax quoi. rescapé aussi tamit moo ngi jàpp lu ñu def dina jël jaatal ko xam nga. mooy loolu donte amuñu yenn affinité yi amante nañ ay numéro am nañ lépp mais lu ñu def da ciy jàpp muy côté Facebook muy lépp quoi da ciy jàppee si ay fil Alien Zik amuñu benn affinité. Diablo sama grand la woon kooku rap sax boole wuñu si ay fil. lu tax nga ne sa grand la woon. dama ju ma ne woon Diablo waa léegi daf ma bàyyi woon sax laay wax sama grand la quoi moom daawul gëj sama gàllee xam nga mooy loolu quoi. mais pourtant ngeen bokk PA. mais ñi ci des ñëpp xaaj bi yëpp dëkkuñu PA. d'accord bu dee dañuy waxante ñi ci des ñëpp Bario borom baax la aussi tamit grand bu cool la. mais ñi ci des muy Alien Zig yi ñi ci des yëpp amuñu benn affinité. duñ jàpp ci man du ma wax si ñoom. noonu la rek quoi. ok voilà mais du benn
manque de respect mais dunduma leen rek loolu la. D'accord. Quant à ta musique, est-ce que yow yaay defaral sa bopp say beat, est-ce que da nga am équipe, comment tu t'y prends pour réaliser tes morceaux ak kañ ngay bind, c'est quoi un petit peu ce univers pour nga créer ce son et puis peut-être fréquence bi ngay enregistrer et est-ce que da nga am studio, comment ça se passe un petit peu sa liggéey par rapport ak sa musique? sama côté bindin lépp maay bindal sama bopp. Très bien. am naa équipe boo xam ne tamit su ma paree man rëyuma ci loolu quoi. damay toog ma nee leen lii laa génn lii laa sentir lii laa def tey. su ma paree da ngay gis am na ku ma gën a dégg wolof day jël def rectifier nee la lii nii lañ koy waxee. Très bien. comme badaaxal man badaaxal laa daan wax nekkee bataaxal la. waaw bataaxal. voilà mooy loolu nouvelle, la def voilà noonu la demee quoi xam nga comme boobu daf ma marqué demoon naa ba prise ko ba génn di dem ñu woowaat ma nee ma noonu nii la. xam nga yooyu yëpp. am naa équipe boo xam ne tey man su ma defee dara buñ ko sentirul dañ ma koy wax. te dama koy changer jiwaat wala gënal joobaat ci lii dama koy def quoi. maa ngi ci équipe produit aussi tamit xam nga moom mi produit sama lii bi. sama album. ñoom même génération lañ. yaa ngi comprendre am naa aussi tamit studio yu may joobee. comme Dóor Waali studio Titeuf ma koy big bu wér-wér. ak Taf Record DJ Mike moom mooy job presque sama beat yi nga gis nii yëpp beat yi ngay gis xaaj bi moom moo ko job. ci album bi damay dem toog ma wax ko bañ jàpp laa soxla. moo ko waxee loolu noonu moom mu lii ko comme par exemple mbaay bi aussi tamit dama ko lii mu ne ma bàyyi ma andi man laa gis ba mu liiwee aussi tamit ma ñëw nekkul laalaatal ma lii rek te loo wax même pas ay minutes mu def ko na ko gars yi découvrir quoi DJ Mike Thiès. DJ Mike Thiès. Yeah man, taf. Très bien, super. Il est 14h53 minutes. Notre invité du Mr Ibn Ziaza di leen fàttali ne événement bi ce sera du côté de PA aujourd'hui à partir de 21h. Voilà. Ok ñu jéem a jeexal affaire bi 2h du matin. ñu mbay waaw est-ce que dina am première partie dina am ay artistes yuy jouer wala c'est uniquement yow kese. non waaw dina am mën nañ ne toute la crème du hip hop dinañ fa. d'accord su ma limee dinaa juum. mais bu mën naa citer quelque. Nit Dof dina fa ne. Nit Dof xam nga Kaw Prip Dip xam nga Paco Breeze. OMG dina fa ne Leuz Diwane ji xam nga dinañ fa am aussi ba ci ay artistes ki mbalaxmaan ok di ndaxte dama am ñoo samay nitu bopp lañ bëgguma tëju tënk si lenn sama bopp si lii tout à fait booy Ibro Naajo dina fa ne ndax sama booy la sama kanam la màggee comme booy bi nu mu toogee c'est comprendre kon rafet na bu ñuy def dara moom daf si war a yéeg ok Ibro Naajo Bambali Seck dina fa Kan Diallo ak aussi jàppale ma keneen ka na ma baax amul problème voilà donc il y aura beaucoup d'artistes quoi ak artistes yëpp yi ngay gis tey yu bari quoi man maay bañ a lim di juum comme nii xam nga mais gars yëpp a ngi fa incha allah tout à fait dinañ jaayante nañu teg concert laa bëgg a teg ok yoo xam ne live lañ koy jouer incha allah léegi incha allah voilà mais amul orchestre non live DJ laay jouer quoi ak DJ yu ma koy big up aussi version classique quoi mais incha allah am nañ événement bu ñuy wàcc ñoo ngi nekk di ci liggéey quoi xam nga tamit doo ñëw di andi ba gars yi ñëw di fausser yenn affaires yi donc c'est pas professionnel quoi mais da ngay bàyyi ba nga maîtriser lenn affaire daan naa jouer ak live si yuñ may invité wala yenn yu may dem di kii mais loo xam ne sa mbiru bopp la boo koy présenter gars yi warul am ndax mën naa toog yàpp ni li may def baax na oli bi dégg ma fee di dégg ay fausse note fu ne yaa ngi comprendre loolu noonu laay dawal sama bopp xam nga mais maa ngi ñëw ak sama Sorano ba di ko waxaale fii sax xam nga profito jàllale bien sûr sama Sorano incha allah dinañ jouer waale ak live quoi live band Sorano bi c'est prévu pour quand 28 février jàpp nañ ko incha allah bu soobee yàlla waa Sorano la seen date kii sax mais sinon dañ ko naroon def ci année bi quoi d'accord dama am benn auditeur bu tudd Khalil Makumba Bey mu nekk koo xamante ne suivre na émission bi Real One fële ca RFM mu may laaj question bi depuis boobu jour bale aw ma temps laaj la ko mu may reposer waat question bi nee na dafa bëgg a xam lan mooy firnde Ibn Ziaza lan mooy Ibn Ziaza waaw Saif Ibn Ziaza xam nga Ibn mot arabe la boo xam ne mooy fils de comme Mohammed Ibn Abdallah tout à fait kii nag Saif Ibn Ziaza la tudd c'était un Afghan qui combattait contre l'injustice l'inégalité la corruption la gabegie et tant d'autres mani vu qu'on est dans le même contexte tey Sénégal bari na li ma fi lim mi yëpp moo ngi fi mani pourquoi pas man ma jël turu kooku noonu tudd fils de comme fils de Ziaza ndax bu dul dara tur boobu daf ma neexoon quoi yaa ngi comprendre déjà Ibn man ma daan dégg Ibn Ziaza nii rek neexoon na ma quoi en plus mu porté combat boo xam ne combat bu am solo la man yi léegi bàyyi ma jël man turu kooku noonu à travers man sama jëmm ji ak samay son gars yi dinañ découvrir waa jooju te ki ma lay wax noonu c'était vers les années 1800
loolu D'accord. yàgg na loolu yàgg te kooku noonu benn différence la ñu am mooy lan naar la woon doon xeexee ak ay arme man sama plume laa yoon di ko xeexee quoi mais benn différence nan la tuddee ci n'empêche Ibn nit la ok nit mooy kiy bég kii mer koo xam ne day soof ñii te loolu noonu tey man moom laay reflété wu moom mooy reflété wu tey si samay son quoi loolu mooy Ibn Ziaza bu ma ko tënkee. super donc Khalil mu ngi noonu réponse bi am nga ko par rapport ak tur bi Ibn Ziaza ñu continuer toujours suñu live ak sa titre bi tudd Mbaye waaw ana tamay yes DJ Mike King FM. yes wow yeah yeah damay rabam damay taasu boy galang ci ndënd Dudu Njaay Kumba Rose waaw yaa ngi ci mbedd ne ko ci kaso boy fu ñu neex fël daagul ne ambrose dama gis ni yombul kenn topp sama 2000 di ngeen dégg sama baati ba seen biiri bàmmeel déglu seeni sound gis seeni maturité boy bu jug di rap yoon comme nekk maternité sama jikko lañ bëgg a jot laaj ko lu gani di doy géet waaw ñoom dañuy yot bëgguñu kenn def bruit level bi wàcc may gën a ëpp fee sa ki rap muy ku may ndëpp xoole ma bàyyi suma namm tee da ngay sukuraat dama woowee mbay Ibn Jéeri John Deela sama way du fay ni jigéenu ndeeri mën a tax may xalam di ci jaayu ne label yi may bëgg yu sama talent jaayu mbaay tëgal yes tëgal mbaay yes tëgal King FM. tëgal mbaay bëgg cuun yes tëgal mbaay tëgal nouveauté wóolu sama job ni bras droit yes zéro sale besoin ni main gauche waaw yëngal town bi yëpp ni guerre froide waaw yëngal ni holocauste yàgga takkay ngandi seen taxul ma doon jam time is money lu tax may rey temps waaw nitu fitna lu may doyee booy jàmm pare leen tabaski tey nga am B200 waaw yaa no boy maay ko tëgg ma rap ko no tàcc ko lii mooy mbala hardcore dem nga juddu dee tey Ibn fuck you dead waay pieds sama los comme dab waaw yo comme dab toujours droit mette garde rouge sa nga fi haram ni kuy julle néew mauvaise haleine jëlal bain de bouche foog commentaire yi ñu ko fi teewale néew yes mbaay jëlal tëgal tëgal mbaay aja doo feeji tëgal King FM. tëgal mbaay yes tëgal tëgal mbaay tëgal tëgal mbaay yes Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. yes dafa laar dafa laar ma nigga yes nay neex mu dem yeah okay yeah dugg seeni gem ni ku yoot jox leen wekk téléphone mboot bekkaay jël ma direct top 5 bantamba fi ma sul bopp yee xoole ma ni jogi ñëpp laay waar yi la ndaw seeni gem may waar benn fekk niggus du fi jaaytaat képp ku fi change di ko naal doo pampa 4 avril laa lay tàkku jam yu du fi na boy lu may doyee jàpp katu jam du faali jiit lu may tiim dem xam-xam arme la yeah fii ay sama saay benn ay la përu yaa fuus yes kame yaay sa naw alien des suñu cartouche sama bat ci kaw yàgg na déglul dafa leer bi yu xoow shit du nit naw boy bi léegi maa gën a xola yi fi doon muus yëpp laa dak caxaj nga le ay ca ship benn baa boo dégg ci man di fi gën a fësa sama leadership fuck crew fuck team man ko tëpp na équipe xoole ma ni asamaan duma musa daan kon lu may doy boy ay type man dafa leer sama life laa jël résumé ak 16 titres benn son gën a di sa askole bi di doom tënk di chef wow dafa leer yëpp lay su yes yëpp lay su yeah King FM. yéex a rap teel a am tur tey maa xew ni ku tegi naat yéex a rap mel ne expo maa xala dañu wedi kaat
Assassin figurant blow, ouais moi il me fusée. Étoile figurant blow, tu belle sama rusée. yaa ngi yot mel ni sajkat fii doo fi mës a gis mook sama handicap jëmal wëni leneen lu dëpp sama fokki rab ba ñu na ne topp ñi nga seen ñàkk ngeen di laab tas seeni dream team crime lañ la def duñ la yee ci ay neelaw normal ngeen nekk beneen planète mus leen feewuti ngelaw mooy dabal leer ñëpp lay moo di musu soxla ko say fii ñëpp ay de danga mer jéemala kuul dama ndóol mais am naa njëgu bépp xeetu reewande ñi ma musul woon taal dem ñoom bëgg a fay seen facture courant nand naa seen i dëgg sëla seen i lépp nee leen je suis au courant ku lépp mbokk mënu loo kàcc la caravane passe déglul sama sang même seen i mairie dafa leer bi ni nga doo ko tere bomb jàmm jeex na booy kami kaasi tomb homophobe ba léegi su ma leen di xool sax ay mbaam laay gis dama la yëpp lay suul ñoo lay suul li nakku dëgg la dafa lebi booy seeni ñaamu bëgg la bañ bëgg booy ma fi ne man ak bi romal li kuy défilé pas de contaminé da ngay tan chance yàggu ji ne booy même yàpp dëm sa rap préféré man la gëm rappel télé seeni poche laay vidé fay mani kees sama xel laay dunde investir sama life ragal duma gunge ku ma jëma baane booy sabi tat laay dugge wow rappel yu efféminé ni ñu juddoo 8 mars lu day yéen ñëpp ngeen fo ay natif d'avril maa ngi job boy comme il faut sama bisu des premiers mai tàngoor naaj amigo maa ngi juddu midi du juin siinu ma ku mel ni man sa rappel ma tuma père comme gem bi may tête bi MC lay def sacrifice fu ma dem maa koy tàngal am naa public sister seeni sër laa koy langal wala daanoo abus yes du seul waaw douze seul. Voilà, Kokoy Ibn Ziaza. Yéen a ngi déglu King FM 99.4. Il est 15h03. On poursuit toujours suñu émission bi Ibn. xam naa ne comme da nga am concert bi tey damay bañ a sonal voix bi torop mun la may itam nga partir reposer wu xaw a pare li nga xamante ne mooy concert bi lan ngay dénk peut-être ñi nga xamante ne mooy sénégalais ak auditeurs yi ñuy déglu qu'est-ce que c'est quoi le message bi nga xamante ne bëgg nga leen ko bàyyil. waaw message bi may njëkk a kii nii donc la may ñaan yàlla bu mu taw ba pare su ma paree si loolu yeggali leneen. xam nga waaw di ñaan yàlla xam nga na fi jàmm sax xam nga. gars yi boole xool yi xam nga di wax ni aussi tamit na gars yi teel a ñëw tey. ok na gars yi teel a ñëw lu ñu yàgg a pare la gis nañu gars yi nuñ ci jàppee bu baax a baax ñi ñu xam ak ñi ñu xamul xam nga. nañ teel a ñëw tey ñu teel a def suñu show. incha allah ku ci ne teel a ñibbi quoi c'est comprendre. di bëggee bu baax a baax gars yi si jàpp depuis boobu léegi ah. ñi ci jàpp ñëpp bu ñu limee dañ mais mention spéciale à Chiki Pro xam nga. Ziaza gang aussi tamit sonn nañ ci lool di bëggee sama bro bi ma àndal kon mu xaa Ziaza. ok xam nga di bëggee Ziaza famille yëpp. all right leen di big up Pape Jean aussi maa ngi koy big up di la big up yow. xam nga di big up sama Adja xam nga noonu la fa demee quoi. di wax ni gars yi rek nañu teel a ñëw tey. suñu borom tam ñu ñaan yàlla ñëpp ñaanaloo mu bañ a taw ñu ñëw def suñu lii after daw. incha allah bu neexee yàlla. sinon Ibn album bi fi ñu nekk nii. Est-ce que tu as prévu de sortir quand même quelque chose d'autre wala album bi pour l'instant moom ngay bàyyi mu wéy. maa ngi ci leneen gis nga boo génnee album dafa leer ba pare. lu weesu tournage yi ma nekk nii maa ngi ci beneen projet. d'accord maa ngi ci leneen quoi tey jii tey buñ ma fëggoon génneel projet ma génnee. d'accord man machine laa damay job rek man noonu laa ko kiiwee quoi. ok franchement maa ngi lay souhaiter un très bon courage et puis di la encourager ci liggéey bi. di la wax ne on est toujours là pour toi. boo amee produit wala nga soxla jaar ci rajo bi. wala beneen rajo bi tam t'es toujours le bienvenu. et puis bonne chance pour ton concert d'aujourd'hui inchallah. waaw comme li ma la waxoon fële rek fii laa koy féddaliwaat man dama mus a am contentement di bokk ak yow plateau quoi. dañ daan toog di leen déglu avant ñuy rap xam nga. di leen dégg tey bu ñu demee ba ñëw toog nii nga ba nga ñëw fil tey lu ñuy def sax xam nga. venant de toi loolu lu rëy la quoi si ñun est-ce que yaa comprendre. super kon waaw di la ne yow tamit fi nga ko téye foofu la xam nga. super duñ la jàngal sa yoon waaw da nga ko def ba ñu bëgg la ci kon ay ca nekk si. super di bëggee bu baax ñoom Pape Jean gars yi fi fekk yëpp
Adja aussi tam maa ngi koy bigga booy yàgg na gëjoon nañu gisee xam nga nooy loolu. ok rencontre bi tey ñu dajewaat fii tamit beneen affaire la ci man et c'est un fil. très bien jaajëf. merci beaucoup Ibn Ziaza. On va terminer si titre bi tudd Salam Alaikum. Salam alaikum. Et puis di remercier tam Pape Jean mooy le khalife général du digital au Sénégal. Il fait de très très belles choses. On va se quitter sur ce titre Salam Alaikum de Ibn Ziaza. Yes. Hey. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Yes. Salam alaikum. Yes. Salam alaikum. Hey. Yes. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Wow. Salam alaikum. Yeah. Salam alaikum. Yeah. Salam alaikum. Nah, for you. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Ma yaa ngi si jàmm. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam Ok. Yeah. Ay ji nekk dem sama bopp leer na ñëpp léegi maa ngi junni vibes yeah wax ma ni nga la nga foog ba dus naa di fi kiil ku dul sama taab yeah fi kenn du la musa faale ni nga wax ñu leneen lu yóbbante wu chef de quartier mais seetlu naa fi ñi fi dëkk yotti rekk la fi samay ni ngi di fi yuuxu sàcce dingaade nga leer na ma dingaade kon jarul di wax man nga digaale te képp ku la laaj ne ko tout va bien seeni carrière yi gàtt comme pur ku wax fi seeni rap wax ma ban cour dama yàgga kaani foog seen kii man si seeni live mu saf ne ma lépp good ko shimba yangoto nga gogo bis boo ko laalee naa la nooga et puis sax cuy tala bokka ay fël ñu des booy xoolal sax yaa ngi ba compliqué King FM. képpal ma kees bi ay ca wax ma men noo ko bëggee waaw gàddu lu si men ba ngi def ta baax fi lépp jàmm no stress wow aba ici on a fait la loi à tout pas si tu continues de faire le bruit on te bat yo salam alaikum na ngeen def salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum wax ma ni nga la ngay xaar bu baaxee foofu rek booy nañu dem ni nga dafa taar boo yaa ngi dund souci waaw plusieurs peine kill seeni tête d'affiche jàlle meeram after party na fi dëj bi booy maam góor 3 pièces ñëpp teew amul jazaka lise Ibn Ela Ibn Ali waaw day zëpp la ndax xoolal fi nga jàpp foofu baax waaw bëgg bi fay kay carnivore sa rapa naa ko fay ni samay bor dugal rëb gal seen ci port épargne famille beeg ñi may si pot le revenant parmi les vivants man tuuti leen yow si bon indil keneen gaaw au suivant yéen ñëpp lay suul si baax jëmi waga xelu intellect yo jëmi intellect xelu ndaama sa so sa famille lay laal inceste man sama boss dalay sal comme peste man ak Mody benn la ñu teg yo fu ma seen dawal gaaw cak mais nee na lu ma def perfect normal samay deli la tëj boy pet salam alaikum 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 na holy be na rap wolof moo raw hey suñu yoon lañu nekk na di way fii lu waay am for ko moom da ko liggéey ay yaa ngi ci biir King FM holy be gaza rap wolof moo raw suñu yoon lañu nekk nank di way fii lu waay am for ko moom da ko liggéey ay yaa ngi ci biir King FM holy be gaza rap wolof moo raw. Yeah. Allez, 15h10 minutes. Nous continuons sur une sélection en compagnie de Buzz MC. Son dernier projet Bitoudou Melokan. Mungchi Andek, le grand Leuz Diwanji, Buzz ak Leuz. En exclu sur King FM. Aduna da lay nax nga bëgg ci dive topp sa naf si di sacrifice bàyyi sa yoon def lu bon jëmal li jënd lu làqu ci life lu la fi indi mooy gindeeku sa bakkaar yëpp dindeeku fexe ba nekk jëmi paradise matala li nga fi topp di haay yoon wi jeexul waxul te ñëw soppeeku weesuwul bu lab te feesul bakkaar yi géej la boy te fees sa gul sa xol bi dot la dot nga mel ni musak tuuri sii la bañal seetaane kot la xoj la def la fi raawuna di la xiir sa ñaawteef jox la Pastef
nga yore sa doore musiba naaru laayi kawteef da lay jaay ngay fëgg dënn yaakaar ni dara du jeex ful na seen ngay samp ndënd jayeeku sa xol di neex di wane wu si kanamu dëkkandoo yi toppandoo ma riirandoo yi gëmm sa bët yi di sëgg ci sooy naagu daagu aji sa jooy fàttalu waral sa bakkan di nooy fàttalu waral sa bakkan di nooy. Be careful, situation of the world today, be careful. Hey, 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 hey. DJ God, I do nothing at top of forget to go. Lula Teko, young bonding up with the gel, the lasso. In the God, time is running away, jungle to way, so be away. Ulko wirchi am, come chilla boku waaye na amin ba jaar yoon. Ku nekk bëgg na am ndam bopp sa bopp ndaare bi kan la war a doon yoon bee bari akam bul yem ko du ci jàng kottu rax ci pexe wuti mbaam lii lay def kàngam du sàggan cokki rek ndank bu duggi dam bu yoon jeexul waxu sil du jeex bu meeg doon dundal jën kenn nu ko ndaawaloo benn yoon neexul yaa ko war a xeex tepp gën yu reet moytu la gaañoo mar naan su la taxee naan ndoxum petit su robinet tijjee doo yem si rus jàngoro yeey fësandoo naan dëgg dara warul mën a yóbbu sa fit dëgg mooy mu jël mu metti tel ko def àndandoo. Be careful, situation of the world today, be careful. Hey, 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 hey. DJ God, aduna bi nga topp foog nga tukkee go. Lula teekul yoon bu bon bi nga bëgg jël de lay gindee kon time is running away jàng du weesu be away. Bu la dara jaral ba coono jàpp la nga jaay sa ngor nattu dab la rek fu ne si dëkk bi nga am fa bor war nga xool hey yow fii ngay aw yoon bu baax bi jël ko nekk si soo bëggee raw bëgg jigéen na tàng nga dëkk ca turu deret di wéy gisuma lu ka fi jar ba nga jàpp ci xale yi ndaw yi di sàcc di wéy nit la yàlla taamu si anam bu sellu wax ni noo ko jaamu def ko muy sa tool ba war a bay xëyul sotti yoonu ndaw du gaaw